Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour très chers auditeurs, très chers internautes, amis fidèles et téléspectateurs de la Kifne TV, ravi de vous retrouver. Comme on le fait souvent et toujours, c'est votre nouvelle émission nommée Tendance. Émission bi nga xamante ne nee naa la dafa ànd ak temps dëkk ci temps te di jox ci lu dul temps dañuy daal di pour ne pas trop monopoliser la parole damay daal di nuyu ki nga xamante ni moo di DJ Bingo tey dafa daal di sañse nag nee naa ko sañse sa yëf la mais tey lu mu sañse dafa doy waar nuyu naa la. ayca di leen ziare yéen très chers auditeurs très chers internautes de la Kifne TV maa ngi leen di bëggee di leen ziare bu baax a baax ayca comme bi nga nu mu ko waxee rek tey nag dama daal di sañse macha allah ndax ku ñu seet si nag du ko tuuti c' est le rappeur international c' est l' incontestable nee naa la l' incontournable Papo El Ticket nee naa la bu génnee waa Guédiawaye jug waa amoo tefes waa amoo 4 5 ba 6 ñëpp daal di jug ndax ay soom dafa daal di neex. nee naa la il est très pétri de talent c' est un jeune macha allah exceptionnel Papo le gentleman. ziar naa la sama waaj. waaye jërëjëf ziar bu wér bu wér. naka mu yaa ngi si jàmm. waaw alhamdulilah maa ngi cool. alors ñu bàyyi la nga nuyonteeg suñu très cher internautes yi. maa ngi nuyu internet yëpp waa Kifne TV. xam nga di nuyu Binga ak Bingo waaye yaa ngi war a xam. exactement oui. xam nga loolu maa ngi bëggee ñëpp di bëggee waa ziar fii nii ziar studio bi nga xam ne fi laa nekk di fi joobee. ci waa xam nga ñu ngi may dalal bu baax di mu toppatoo di bëggee bu baax di bëggee seen producteur rajo. xam nga gars yi fi nekk yëpp ñoom xëch ñoom lëz xam nga ku lim da ngay juum quoi mais maa ngi bëggee ñëpp. xam nga waa gang yi ci waa sant yi manko xam nga mooy loolu delta p notaire cat ba cat golf nord daal xam nga boo limee da ngay juum gars yi ku ma limul nag xam nga maa ngi tuuti jégal. nee na la mi ngi bëggee Waga Boys yëpp nee naa la fii mooy jiwee fii la affaire di daal di tàngee fii lay neexee fii lay baxee fii lay xoyom-xoyomee comme je vous l'avais dit tantôt mais tey dañuy dugg si benn débat bu xaw a spécial tuuti rek ci sa carrière musicale rap bi nan la duggee nan nga def comme genre tey jii nii ba jékki saa man tey rappeur laa opté doon wala rappeur laa bëgg a doon tey nu mu la dikkee. bon j'avoue nekkul lu yomb quoi. toog nañ ci dañoo nekk nit yoo xamante ne duñu tëb tëbal jëm ci dara genre. toog nañ ci xaar nañ ci bu baax xam ne jël nañ suñu temps xoolaat xam nga par la suite dañ décidé parce que rap moom mën nañu bëgg nañ nekk booy ci waa li nga bëgg a rap dañoo judd rek xam nga Sénégal moom boo jël ci baale bu dëgg bi ngay topp quoi exactement waaw mais yàgg nañ ci mais su ma juumul période 2015 14 période boobu noonu xam nga lañ xaw a décidé tu vois après 2016 lañ dugg ci game après ñu def benn sang bu tuddoon gisul tu vois xam nga ça xam nga xaw na def tuuti bruit cartonné loolu après ñu teg si ay quelques sound après laal si benn vidéo yi tout yaa am gën a xam ba tey ji fii nii xam nga ñuy fàttali fépp que ñu amul benn tur bi ñuy bàyyi. fàttal ma foofu loolu après lañ ciy daal di ñëw ndax dafa nekk clip bu doy waar instant yi Blowman ni naa la Blowman temps bi yëpp a ngi yëngu ndax clip bi moo daal di yëngu clip bi moo nekk loo xamante ne c'est un clip exceptionnel Bingo. Sawa jaa ngi man daal Papo daal kontaan naa ci moom trop ndax franchement nag c'est un jeune pétri de talent te bi ñu gisee ay liggéeyam aussi tamit daal dina am solo trop man nag li ma koy laaj mooy Papo dañuy gis la plupart du temps que jeunes yi nga xamante ne ñi ngi dugg ci rap milieu bi dafa yëngatu trop rap bi bëri na ay jeunes yoo xamante ne am nañ talent léegi la moo Papo moom bi muy dugg ci rap ndax dafa abandonné les écoles dugg ci rap wala comme la plupart des jeunes nu ñu koy defee moom dafa continuer école bi en même temps di defaale ay soundam. loolu dama si sawar a tontu quoi parce que ba ñuy doog a dugg si rap ñu bëri foogoon nañu rap day yàq suñu jàng. xam nga muy bokk na bëri na ay gars yi ma doon gars yi ñoo foogoon ne rap day yàq seen jàng te macha allah alhamdulilah xam nga tous du bois. et ñëpp tu vois ñu ngi continué suñu jàng ba tey. ñu ngi en deuxième année université. xam nga ñu ngi sant yàlla bu baax tu vois yaaxaluñu dara bu ñu yokkul sax mais yaaxaluñu dara ñu ngi si ak boole ak suñu jàng macha allah daal. waaw comme ni ñu koy waxee rek la rime avec les études mooy loolu moom nag dafa nekk xale bi nga xamante ne dafa am jom loolu parce que la plupart du temps gis nañ ni booy temps ni ku ciy dugg rap rek tu penses que ni moom ak études yi mënuñoo ànd alors que étude ak rap mën na ànd parce que ça te permet d'augmenter ton niveau d'intellectuel te moom boo déggee ay son macha allah di nga xam ni xale bi kat li muy woy moom da koo daal di teg ci temps bi nga
est-ce que duñ daal di dem xool yi premier clip bu Papo bi daal di ñëwaat. premier clip bi c'est un clip exceptionnel nekk clip boo xamante ni macha allah tubaarfakala nee naa la xale bi laf cat ndax li mu ci daal di wéy dafa neex loolu daanu nag la daal di wéy yéen a xam fu leen neex yéen a koy déggee man daal daanu laa dégg daanu laa xam xaw ma nu daanu nag mais balaa ñuy dem ci clip bi d'abord noonu nañ dem ci clip ba pare bu ko defee mu daal ñu koy détaillé xam naa sama montoor bu ñaawal boobu noonu ba dañu koy daal di may rek nga daal di muy may clip bi. Back in the day, I don't cry myself because I'm a Muslim. Biyo duñu daanu xanaa si sa taat show bi kaar abi jël la waka bala moru non duñu daanu xanaa si sa taat show bi paa bi bëggul nga bëri normal bu la me daanu yaay biyo duñu daanu xanaa si sa taat show bi kaar abi jël la waka bala moru non duñu daanu xanaa si sa taat show bi Babi buun nga bëre normal bu la me daanu yaay wàcce naa nigga yi comme sama show wàcce wuñu tubay xanaa pour time sa show wàcce wuñu bopp fudu si kanam góor xamoon nga ne nañ la képp comme bépp show bi nopp yaa duma daanu xam na bala moru day daanu boo dul yàlla loo mën si ñun yaaya boomu niki day daan waaye aw ma taw gëstu pour julli noonu duñu daanu xanaa si sa taat. Vous l'avez dit, très chers internautes, très chers auditeurs, comme je vous l'avais dit, il est tellement pétri de talent son bi dafa daal di neex loolu ba jéggi dayoo son bi daanu pourquoi daanu. bon daanu expression la en fait. mais mun nga ne like métaphore la ci wax bi quoi tu vois. exactement mun nga dégg lii mais mi ngi tekk ne parce que boo xoolee daanu mi ngi tekk lu bëri toogal na benn période boo xamante ne toog na lu yaa génn ma sans. exact am na ñu foogoon like dama bàyyi mais maa ngi ci woon maa ngi woon parce que man moom je suis habitué xam nga même bu ma génnoon maa ngi si yow di job. exact laay liggéey quoi après gars yi yenn gars yi nga booy Papo son yi toll après moo tax ñu balancé woon daanu mais. daanu la mais boo ko dégloo bu baax. xam nga c'est récent léegi si quoi tu vois parce que mi ngi yedd mi ngi conscientiser mais aussi tam mi ngi wax si gars yi mi ngi wax si ñoom tu vois. surtout avec phénomène bi nga xamante ne daal di xew mi insécurité est-ce que Papo comme ni nga ko daal di waxee rek sa son bi daanu dafay daal di yedde dafay daal di conscientiser te gis nañ ne nag la mission première du rappeur loolu la war a doon dafa war a conscientiser ay li nga xamante ne mooy jeunesse bi nga xamante ne ñoo koy déglu parce que umpale woon ne yéen rappeurs yi tamit ay xale yi tout tànk dañ leen di déglu day ñëw seen ay concert da leen di cons et tout ça voilà donc tey bu ñu gisee ngeen génne yenn concept yi mu am ngeen leen di yedd di leen teg ci yoon rek ñoom dañuy daal di kontaan loolu. est-ce que ak phénomène bi xew bees ni Sénégal ak rey bi ni genre yooyu noonu Papo xalaat na si def benn affaire bi nga xamante ne tey jii gars yi danañ ko aimé daal. waaw loolu moom ñu ngi siy xalaat si fan yii quoi ñu ngi siy xalaat bu baax nekkul nag loo xamante ne suñu sañoon duñ ko def parce que buñ sañoon Sénégal du manque sécurité ba. exactement benn nit toog di jooy naan xam nga l'insécurité kenn di ko dégg sax naan lii Sénégal la xewee parce que Sénégal dëkkul teranga la. ba tax lu tax ñu naan Sénégal mosuñ ko woon xalaat lu mel ni dina ci am tu vois. mais lu mel ni nag bu amee dañ soxla porteur de voix yi moo dinañ ci wax dinañ ci wéy dinañ ci def lu moo xam nga di wax nit ñi tamit képp ku tim ni dem ba koy bëgg a def lu ñaaw rek fekkee góor na nga ko xool comme sa papa comme sa rakk bu góor comme sa mag bu góor fekkee jigéen nga ko bëgg a def na nga ko xoolee comme sa yaay comme sa sœur xam nga mooy loolu quoi tu vois xam nga àdduna bi nag dafa jeex ba pare quoi tu vois xam nga ñu jéem a delluwaat si yàlla tu vois xam nga di julli di ñaan xam nga ñaan yàlla mosul ñu quoi parce que lii kenn xamul dara tu vois mooy loolu. Un message fort qu'il vient de lancer à la population sénégalaise, un message fort qu'il vient de lancer aux banlieusards, un message fort qu'il vient de lancer aux wagaboy yi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy déglu tey jii nii di ko daal di seetaan mais dafa am benn affaire boo xamante ne ni dafa xaw a doy waar ci seen ay sound. Pourquoi à chaque fois ñuy daal di gis rappeurs sénégalais ñu si bëri mënuñu génnee sound di wax te duñ ci boole saaga wala genre alors que ñoom bu ñuy incarner dañuy incarner ñi nga xamante ne tey jii nii ñooy yedd ñooy wax ci ñi nga xamante ne moo di problème mu réew mi. Pourquoi à chaque fois saaga bi lan la. genre na laa xam ne expliquer sax parce que
rapport génn sound nga dagg bu ñaaw tu vois. dëgg la am na ñoo xamante tamit si ñoom la nekk am na ñoo xamante ne juste pour xëcc la rek waaw parce que même ku tedd gi sax ba muy ñu bëri na fi ay sëriñ yoo xamante ne bu ñu wóor dañ ñëw sax na li ngeen nekk baaxul te pourtant si lu ñu nekk la ñuy woowaat tu vois. xam nga juste pour xam nga xaw a xëcc ñeen ñi parce que jeune yi booy wax ñoom da ngay dugg seen biir. tu vois pour ñu gën la pour ñu mun la dégg mais nekkul pour yàq kenn parce que gars yi tamit ñu si ëpp sama genre même buñ daggee tamit xam nga après boo dégloo sound di nga xam ne baay bi woo wala si lii nga xam nga baay bi mu ngi lay woo si intelligence mu ngi lay woo si nga développer sa xel tu vois xam nga mu ngi lay woo si nga bëgg sa bopp tu vois xam nga sañse solu nice tu vois xam nga liggéey xam nga ñàkk jëriñu quoi parce que bu mu la woowee si sañse xam nga boo liggéeyul doo ko mën tu vois xam nga bu ma la woowee si yeneen affaire yaa ma gën a xam nga waree lu baax xam nga pour loolu en fait xam nga affaire yi moom ku nekk ak sa mérite quoi waaw mooy loolu nag ki nga xamante ne tamit day dóoray sound bi saaga tu vois moom laa engagé ki nga xamante ne tamit day beneen yoon la tànn tu vois moom laa engagé quoi tu vois. si je t'entends bien kon feeling la daal benn feeling la ci rap bi rek. waaw feeling la si lu ndaw la si lu ndaw la si. quelque chose de trop petit. de trop petit. alors daal dinay génne récemment nii benn sound bu neex sound bu doy waar boo xamante ne man depuis keroog ba léegi maa ngi koy daal di déglu te mënu ma cee doyal ba léegi mënatuma cee doyal sax nag parce que sound bi maanaam damay daal di dox di dégg blow menu temps bi di ko daal di riime mu nekk lu neex sound Papo bi. ah waaw comme ni ngeen ko gisee rek Papo daal moom daanaka sound bi moom man li ma mën a wax mooy xam naa ne sound bi moom c'est pour les blowmen spécial blowmen la parce que sound bi man depuis le premier jour ma déglu ko laa ne lii drill bu graaw la quoi drill bu graaw la parce que da ngay gis ni maanaam nu façon bi mu rappee sound bi ak beat bi nu mu demee et tout ça da nga xam ne le gars il a du talent franchement te da nga koy déglu nga gis ni genre ñëpp ko war a challenge parce que dugg naa ci page YouTube am et voilà jeunes yi ñu ngi koy encouragé xale yi aimé nañ ko bëgg nañ ko et tout ça même comme sànq li mu doon wax saaga bi du ci dara lu dul benn astuce la xamante ne dañ ko ciy yokk rek pour jeunes yi nga xamante ne kaana yi ak bandi yi nga xamante ne ñoom ñoo ngi koy déglu di bandilu dinañ mën a synap son bi dinañ ci mën a def ay vidéo yu doy waar daal sound bi daal neex na Papo loo ci xalaat. waaw sound bi xanaa ma ñamal leen ko rek. waaw ñamal ñu sound bi bu ko defee ñu koy daal di xool nee naa la il faut toujours défendre la cause pour une bonne cause nee naa la tey tamit sound bi mu daal di génne nii dafa nekk loo xamante ne la jeunesse sénégalaise dinañ ko mën a daal di use bien vrai que c'est un sound boo xamante ne dina daal di xaw a yeddi si parce que si ennemi lay wax si ennemi la léegi dañ koy daal di bàyyi mu mee ñu sound bi après moom mu diagnostiqué ñu ko ba suñu monteur bu ñaar boobu nee naa la loo monté wul baaxul may ñu loolu. Like a boy with my gang. Bitch. Bano budeli me pondal mole tere noi. Bano budeli me daunga tanul. Bano budeli sama ozenga jawle fui. Bano budeli me dream my fuck sa hall bro. Fatal Monday kush medine. Fatal Monday drop medine. Wesh tagal bida up ma tasli. Bro Fatal Monday fofu. Jai kone juicy wangu. Yega niveau bi boy choto ko tax nga mer. Malheureux mënuloo titate. Am nga lépp si su moo lay ray. Xam naa loolu si su moo lay ray. Defuloo si buloo xamuloo gaat. Ñàkko dara pare tëj ma bët. Blow job mindset fépp lay pap. Bokkul yaa ngi dund man dama dee. Ajana lay dund ci kaw suuf. Lu ma am doy na ma mun naa suur. Sama tàkk nekkul pour nga fay. Kilo ji jàppal ne yaa ko bay. Di nga def lu ne wan lu ne. Teewul me te nday fii di dem. Saa su ne may zalo ne. Yaa ngi ci wax ji man ci sama way. Bano budeli me pondal moo lay tere nooyi. Bano budeli me daw nga tanul. Bano budeli sama oze nga jawle fuy. Bano budeli me dream my fuck sa xol bro. Fatal Monday kush medine. Fatal Monday drop medine. Wesh tagal bida up ma tasli. Bro Fatal Monday fofu. Jai kone juicy wangu. Let's go. Maintenant dama fresh ku fi jege di nga socc. Papo Belly Jean gonna pop sama koñ. Ni ngay di képp mënu ci man dur bu dur wax duñu def. No fake sama zone. Track every day with my gang. Good fit, Jet Prek, Zero, Complex, good fit, Jet Prek,
Comme je vous l'avais dit, il est tellement pétri de talent, il sait très bien rapper, mais son bi dafa am lenn lu ma ci neex loo xamante ni dama ko dégg mu neex ma tool parce que bu yàggul dara ñu ngi daal jóge ci actualité bi nga xamante ni jóge nañ ci Idrissa Gana Gueye ci wàllum LGBT yi ma dégg la nga ne noo fekk sama zone. lu tax loolu. waaw parce que moom fii dëkk diine la. exact. de xam nga ñu ngi nuyu ñëpp xam nga muy jullit yi muy chrétien yi nga xamante ne. exactement parce que fii moom dëkk diine la quoi tu vois. dooyu ay man mënuñ ko concevoir quoi naka la góor bëgg a mën a tiimee moroom góoram. exact man loolu gisuma sénégalais bu ko mën d'accord xam nga. après li nga xamante ne boo koy géem si dëkk géem ko si dëkk mais bu ñu ko imposer bu ko imposer tamit suñu ay doom. xam nga ñu ngi encourager Idrissa Gana Gueye xam nga di ko dooleel xam nga di ko wax ne fu mu jàpp foofu la ah fu mu jàpp foofu la ci waa xam nga gars yi sénégalais yëpp a ngi si ginnaawam teg en plus xam nga mu ngi si ginnaawam quoi loolu. Alors, un message très très fort à notre très cher Idrissa Gana Gueye, dit que toute la population sénégalaise est derrière toi pour te soutenir mon frère. Papo dal dina koy wax légui fi deku diine la Sénégal deku teranga la. Donc il y a certaines choses yo xamantene suñu culture, suñu aada ak suñu diine dal duñu koy permettre ñu koy accepter fi ci dëkk bi. Rawati na nak ñu koy jéma deflo suñu ay mbokk ndaatongo yi nga xamantene ñoo ngi féné ca kaw ba. Mais Papo dal son bi dafa dal di doy wax. Man nak Papo dama bëgg son bi. Non man son bi dama ci namu clip quoi. Non lii dama toog imaginer. lu jar a laaj clip bu graaw son bii nii. parce que c'est quelque chose de boo xamante ne genre affaire boy town la quoi town bi gars yi son bi bu ñu ko déggee man personnellement bi ma ko posté sama histoire gars yi dañoo apprécier. sa cravache dur mooy loolu. instant bi mun naa ne il est en train de ravir la vedette à Guédiawaye et au secteur national Papo ngi nii Papo son bi waaw. inspiration bi déjà. parce que boo seetloo. démission yaa ngi dégg ay fatal mën de foofu. exactement xam mu nekk benn terme bu commencé woon xew. bu courant. waaw bu ñu neex en fait. tu vois parce que artiste loolu la. day dégg dara. tu vois même fekkoon sax loolu lu bon la. mi ngi mel ni tey suñu slogan Waga Boy tu vois. xam nga auparavant. soo déggee Waga Boy da ngay jàpp benn game bu war a xew la. tu vois benn game bu 15 benn game bu agressé. mais tey jii buñ ne la bàyyi bi ni toog Waga la tu vois xam nga da ngay xoolaat sa bopp yow fekkee da ngaa tilim. dëgg la may tegal maanaam foofu la en fait dañuy xool genre ay mots yi nga xamante ne wala li nga xam ne dañ koy jël di ko bonal ñu baaxal ko tu vois ñun noonu la ñuy gémee quoi. moo boobu nag noonu la gisee woon yenn booy ku nekk di kii mais ñu gis ko ñu pourquoi pas ñu def ko lu garaaw xam nga avec staff bi xam nga ñu jox si affaire bu garaaw. xam nga toog studio bi. woo ko vite fait yaa ngi gën a xam daw génn. tey jii son bi tey bu ngeen di daal di tourner ay son wala tey jii nii clip bi nga xamante ne daal di nga koy tourner est-ce que am na ñoo xamante ne ñu ngi seen ginnaaw tey jii di leen jàppale wala seen ay propres moyens ngeen di demee. non ñun moom self made la ñuy dund. suñu bopp quoi tu vois. d'accord suñu bopp la ñooy defar lépp suñu bopp. defar lépp suñu bopp. est-ce que mën nañ xaar tey jii nii son bi nii nga daal di koy def clip. waaw parce que genre ñi ko laajte bëri na kon loolu farata lay doon dañ ciy jug dox ko xam nga incha allah rabi xam nga gars yëpp waayal ko xam nga yaa ngi exactement neexal ko gars yi gën trop yi xam nga drip bu leer bi xam nga ñu wàcce waat ko lu leer comme niñ leen ko waxee c'est un jeune pétri de talent ñuy ñaan nag waa Guédiawaye ñëpp jug waa Guédiawaye surtout les jeunes ñi nga xamante ne ñoo ngi ci marché bi ñi nga xamante ne ñoo ngi job ñi daan seen doole autorité yi nga xamante ne ñoo ngi Guédiawaye fii nii seen rappeur dañu leen soxla parce que seen doom lu mu génnee dafa neex torop lii ku ko xool man son bi je me dis que ni son bi ça devait être internationalisé parce que da ngay xool beat bi nga xam ne biitu Kaana dëggantaan la Papo daal di génnee fii nii mu nekk son bi nga xamante ne neex na torop donc ni ngi ñaan autorité yi ñi bokk ak moom koñ te nga xamante ne mën nañ ko te am nañ ko nañ jàppale booy bi mu dem parce que jeune talent Sénégal bëri na ay jeune talent mais leen jàppale lañu amul bu ñu amee ku leen jàppale rek incha allah ñoom dinañ daal di dem te ñoom aussi tamit bàyyiwuñu seen bopp parce que ñu gis ko ñàkk ko bañ a gis ñoom dañuy daal di demal seen bopp Papo lan mooy qu'est-ce qui fait votre motivation tey jii ngeen toog même bu nekkee amoo leen ku leen jàppale sax yéen ngeen toog en motivation que ni da ngeen war a réussir rek ngeen jug war a dem ci lan ngeen di xalaat inspiré wu voilà ci seen côté parents seen famille et tout daal. waaw famille bi parents bi loolu moom dañ ko ci waa motivation mun ko gën a ngande parce que boo xalaatee ñoom fu ñu jaar ak yow yëpp ci waa xool famille bi tamit boo ci génn après xam nga suba jaral na la nga liggéey bay bëgg a dee. exactement mais motivation bu gën a ngande bi mooy nit ki ak bëgg-bëggam. xam nga foofu la sénégalais war a commencé di xoolee ci waa. parce que sénégalais bu nekk fekkoon xam nga ba ngay nekk xale
tu vois xool nañ la xam ne kii nii like genre footballeur la exemple journaliste la xam nga animateur la xam nga kii nii feccikat la waree fa quoi. dëgg la parce que ku sa doom moom nekku ci lu baax kenn wax la nga orienté ko si. exactement boo xoolee ne nekk na mécanicien ak ba muy nekk xale kii lii la bëgg xam nga. mi ngi exact takk ay fil. instant âge boobu noonu boo ko si jàppale woon balaa moo matal 20 ans commencé na mënal boppam lépp. xam nga ñun nag su motivation bu gën a ngande mooy lan suñu bëgg amour lu ñu am si musique parce que li ngay gis nii nii xam nga yaa ngi gis xam affaire yi mi ngi ñëw macha allah mel woon. incha allah nii xale bu ndaw moo ko teg. dëgg la du sax mag ñun ñëpp ay booy lañ. exactement ay booy lañ dañuy ñëw mais suñu bëgg-bëgg moo ñu andi ba nga xamante ne laaj bu ñu waree jënd daal comme suñu yenn moroom yi duñ ko def mais dañ koy def suñu passion quoi. exactement xam nga mooy loolu quoi di wax parents yëpp nag di leen wax ñu jàppale seen ay doom si seen ay passion xam nga parce que foofu rek. sa doom mun ci génnee ba nga mun ko tiitaroo. tey jii lu ma gën a neex ci moom mooy il est très instruit lu ma gën a neex ci moom mooy dafay jàllale des messages très forts yoo xamante ni daal ñu koy wax ñi nga xamante ne ñoo di parents yi di wax parents yi aussi nañ jàppale seen i doom à ce que lépp lu ñu daal di nekk mu nekk seen passion wala nekk seen rêve ñu pousser leen si te bañ di leen forcer loo xamante ni bëgguñu ko lépp yi ku ne lu ne ku ñee ngëta te aar bi dafa yaatu lool. Mesdames et messieurs, très chers internautes, amis fidèles et téléspectateurs de la Kifne TV, j'espère que vous avez été trop contents parce que tey dañ leen andi programme bu large temps bi moo ñu ko mayul parce que waa régie ñu ngi may naan sax coupeel mais tey jii nii ku ñu seet si moo ko jar ñu bàyyi DJ Bingo rek mu daal di tàggatoo. ayca fi may tàggatoo mooy di ko gërëm moom mi nga xamante ne tey mooy suñu invité du jour Papo LTK di wax gars yi maximum de partage et d'amour ndax son bi moom carrément dafa neex te il le mérite franchement parce que jeune bi nga xamante ne la am na ambition boo déggee si waxam compté wul si kenn pour mun a avancer ci ay mbiram mooy loolu man nag fi may daal tàggatoo juste di sant sama yaay parce que mère Marie Samb nee naa la moom lu ma sañsee chaque jour moom moo koy xool ne ma fiston solal lii ndeysaan sa seex yi macha allah rabbi mi ngi nii bu ñu sañsee ba jekka tey toog xale yi di leen xool ku nekk di leen seetaan yaay Marie Samb yow yaa tax ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di nuyu képp ki nga xamante ne tu adores les jumeaux DJ Bingo et DJ Binga di leen wax rek whatever peace and love ci vous. alors Papo looy daal di tàggatoo si sama gaay Sénégal moom tàggatoo fi daal métti. day mel ni liste ngay yor rek di daal di lim. koo fàtte mu gis si boppam dëgg la. ëpp na ñëw fàtte quoi. dëgg la sincèrement. d'accord tu vois xam nga sama gars yi nga xamante ne dañuy bëgg ba man damay sax toog na est-ce que ñi gënu maa bëgg tu vois. exact su mel ne ay ñoom xër sama ménageur tu vois. ay ñoom lës xam nga. waaw ay Ibou Gounass tu vois Zala xam nga du Seck xam nga. xam nga is Kocham xam nga gars yi bëri nañ quoi boo limee da ngay juum ñoom. dëgg la xam nga. xam nga bu gars yi dañoo bëri macha allah. quoi xam nga yàgg bëgg yàgg jàpp. xam nga mooy loolu quoi ba tax na boo limee da ngay juum mais maa ngi géej bëggee xam nga géej waay yëpp déggee géej waay yëpp xam nga du nuyu suñu maman lii que tu vois xam nga du nuyu sama yaay du nuyu sama papa du nuyu famille bi yëpp tu vois xam nga di wax gars yi nañu yokk ñaani rek xam nga parce que lii nii moom lu ndaw la incha allah rabbi nekk si kanam moo daax le meilleur reste à venir loolu day saf loolu day métti loolu noonu non foog rappeur yi job non bu naree métti faw ñu daw ba gars yi duñu daw ba gars yi duñu jël vol bi rek dem Dubaï foog rappeur yi job pour ñu mun ko dégg non exactement waaw di leen raay tegal ni bu bàyyi mais xool bu ma kenn mere nag bàyyi xel day fattu rek gain exact waat ñëpp xam nga sanc bi tout xam nga cat ba cat bël tapé manko xam nga laas déggoo tout géej waay ñëpp daal Ndakaaru Njaay bu kenn xam nga booy bi seen booy la booy down la yaa ngi gën a xam sound bi seen sound la ñu ko jaarale tout di bëgg waat tamit sama gars yi xam nga déplacement bi ci waa xam nga exact mooy dëgg la xam nga waa Kifne TV Bingo bi nga xam ak suñu caméraman bi ñaawal bi di nuyu ñëpp daal dëgg la moom jaajëf sama gars yi comme ni ma leen ko daal di waxee Tendance c'est l'émission du moment Tendance c'est une nouvelle émission proposée par la Kifne TV et l'IFK Radio Tendance nekk émission boo xamante ne day ñëw toog seen biiri xool di fa def lu daal di neex ne man nag du ma daal di bëgg kenn tey de kenn rek laay nuyu tey ginnaaw ma nuyoo sama yaay ba pare di ko daal di gërëm chaque jour maa ngi koy gërëm maman dundal wéral yàlla bàyyi la fi ba nga fekkee suñu njëriñ mais kenn rek laay nuyu c'est une dame adorable c'est une dame aimable c'est une dame charitable c'est une dame exceptionnelle elle a de la caractère elle a de la personnalité en elle nekk koo xamante ne à chaque fois du ma bàyyi mukk ma daanu à chaque fois ci lépp lu ma dugg jotee dugg te tey jii nii mën naa ne si lépp lu ma nekk moom moo ma ci daal di poussé muy Sister Zeyna borom brèche bi borom sakari yàlla bi ki nga xamante ne nee naa la ñes kumbu Abdallah rek la daal di bëgg Sister Zeyna maa ngi lay nuyu fële ca Kaolack Ndangaan maa ngi lay nuyu bu baax a baax di leen jox dig daje ba beneen yoon ci seen beneen numéro ci seen beneen émission Tendance l'émission du moment.
Audio Jungle.